mais nuyu naa la bu baax. fayaat naa la bu baax très heureux de te retrouver comme tous les vendredis Penda. maa la gën a bekk yow moom saa su ne jano ak yow mbégte la donc di nuyu également suñuy mbokk auditeurs ñuy déglu fépp ci àdduna war nga képp à travers tamit suñu plateforme di leen nuyu bu baax di leen delloowaat bu baax seen wàccuwaay tey nag àjjuma dikkaat dañu ànd ak yéen ci seen rubrique culture ci 9-11 waaye nag kat tey dañ naan li nga xamante ni lañ naan kéwal du tëb doom jëbët. waaw. et que tamit ragal pété di xañ wërsëg. waaw tey moom dama fay teewal joolaay. déggal loolu soo mbokk yooyu ca Casamance. gis naa loolu. tey damaa ñibbi biir. waaw gis naa loolu tey dellu nga de. man damaa bëggoon def càkk yeeg yooyu noonu. sax billaay man dama yaakaar ak leket bi. ak leket bi. pour man yooyu dina ñëw tey. mais dama tardé. billaay moo tax amoon jotu def loolu yëpp. soo ko defoon man tam ba ma laxasaayu ni ba takk affaire yi. takk affaire yi. waaw dina mel ni ñu ngi boori bukkat wala fële. waaw. mais Kals. oui tey donc ñu fas yéene waxtaanee bukkut. di ab tradition Joola bu nga xamante ni ñëpp képp koo xamante ni Joola nga rek xam nga ko donc mu nekk tamit tradition bi nga xamante ni dafa yàgg am avant l'ère de la colonisation. donc sax moom kese moo doon école de formation bi nga xamante ni mën na ci tàggat xale yi. jàngal leen lu bëri bëri di nga xamante ni umpale woon nañ ko ci seen giiru dund. waaye nag laataa ñu gën a xóotal dama lay bàyyi rek nga daal di ñuy yóbbu nànk ci découverte bi nga xamante ni ànd nañ ci ak Fatou bu noppee. d'accord man li ma la bëggoon laaj rek balaa ñuy dem honnêtement man personnellement xawma ko woon ci yow laa ko xamee léegi kon dañuy dem déglu élément bi après ñu dellu si am na ay questions yu ma la ci bëgg a laaj ayca ñu dem dellu si bukkut dañ koy wax itam fu tampaf muy ab aada Joola bu ñuy def ca Casamance bile aada nag ci 12e siècle lañ ko tàmbali laata colonisation ba mu nekk aada boo xam ni ci ab école lañ koy jàngalee ndaw ñu góor ñi ngir waajal leen xamal leen seen wàll ci société bi aada bukkut mag yi nga xam ni am nañ cër ci dëkk bi ñoo koy amal at mu nekk xew-xew bi nag day tax ñenn ci ndaw ñi ñu tinki leen ci pàcc yu bari yi ci mel ni wàllum politique wàllum kom ak wàllum diine boobule aada nag buñ ko defalul ndaw yu góor yi day tax duñu mën a sëy duñu doonu ci tool yi dañ leen di beddi ci communauté bi bépp ndaw bu góor bu jaarul ci aada bi duñ la jàppee ni góor lépp luy dëgëral góor di may góor fit dañ leen koy tàggat ca boobule formation aada bi nag buñ koy amal lu yàgg lay doon mën na dem ba ñaar fukki at mën na ko sax ëpp comme nañ ko defalee woon bay la ci atum 2007 fanweeri at ak juróom benn ginnaaw ba mu fa gëjee bu jeegu ni tam dund na li ni mel ndax toog na fanweeri at ak juróom-ñeent laataa ñu faa amal cérémonie bukkut bi fa mujj am ci atum 2000 bile xew-xew nag laataa moo am mag yi nga xam ne am nañ xam-xam ca dëkk ba ñooy dajaloo wax bésu événement bi walaay Penda yàlla na yàlla guddal sa fan tey moom fa nga ñu yóbbu dafa neex gis naa ne yow ak Cheikh Faye kontaan ngeen de te lool yéen a ngi fecc rek ambiance bi dafa neex culture Joola dafa riche xam nga man sama doom a ngi jigéen soor bu jigéen waaw ndeysaan sama caat bi sa caat waaw yow tam teen ngaa caat lay bàyyi ngeen def arrêté naa yàgg na ay naa yow waxoo woon fii danga may tax xanaa boo ma takkee du ma am doom boobu dañ ko waxtaanee yow mi ñaanaloo ma jàmm ko waxtaanee ci suuf naa la booleeg sama mbokk Joola déedéet kon doon caatlu yóbbu la ci bois kon damay xaar alors lii tradition la boo xam ne ci Joola yi lañ koy nemmeeku ci Joola yi lañ koy nemmeeku Kals gis nga léegi-léegi ci découverte bi nga xamante ni Fatou Sow def na ko donc mu nekk li nga xamante ni yàgg naa am depuis 15e siècle ba tey ñi ñaa ngi koy def foofu ci Casamance mu nekk li nga xamante ni dafay initier xale yi xamal leen la mooy àdduna parce que ñu xarafal la rek doyul ngir nga xam àdduna foofee tamit même su fekkee ni xarafal nañ la tamit bu bukkut jotee da nga ci daal di bokk parce que tant que bokkoo ci duñ la jox gëdd ba nga yellool ci Casamance dañuy jàpp ni mais góor ñi rek ñoo ciy bokk góor ñi rek ñoo ciy
ci bokk amul jigéen mais dafa nekk tamit fête bu nga xamante ni jigéen ñi ñëpp dañ koy préparer ànd ak góor ñi donc ku ci nekk sa njaboot da nga ko ci daal di boole def sa kéem kàttan génnee sa koppar yi nga ci amoon moo xam nag ceeb wala lu mu munti doon nga génnee ko daal di koy jox ñoom ñoo di sage yi terale leen ko parce que dafa nekk événement bi nga xamante ni bu jotee yow Kals nit ñi nekk ci dëkk bi dañ ciy kontaan ànd ci mbégte la ba duñ ci dem ak seen sago également mu nekk un moment de retrouvailles entre ñi nga xamante dañoo gëjoonte woon gisante moo xam nga nekkoon Dakar gëj Casamance wala nga nekk biti réew donc événement bi fu mu jotee rek képp fu waay mën a nekk ci àdduna wér nga képp da ngay ñëw fête ko ak ñoom wane ni yow tey ci joolaa nga ba tey et que culture bi soxal na la tey yitteel na la lool donc mu nekk événement bi nga xamante ni nag duy faral di am at bu yàlla sàkk donc pour mu am il faut que ñi nga xamante ni rek am nañ ay pouvoir mystique ñoom ñoo koy déterminer loolu moo waral day gëj di am bu ñu jëlee exemple ci découverte bi Farsaw def am na bukkut bi amoon bay la ci weeru août atum 2007 boobee toog na 36 ans balaa muy amaat donc dafa nekk événement bi xam du am at bu jot il faut que ñi nga xamante ne yàlla da leen may pouvoir bi nga xamante ni yow yàlla kon suñ ko defee nii du ñu définiraat kañ lay amaat dañuy bàyyi xaar léegi ñoom ñi dëkk ci dëkk bi ñi moo xam ñi nekk Casamance ak ñi nekk Dakar ñëpp ñoo ci bokk yam kenn du xam kañ mooy date exacte bi dañuy toog rek ba benn jour rek sage yi génn ni ñi nga xamante ni am nañ ay pouvoir mystique wax nañu ni suba wala semaine bii di ñëw wala weer yi di ñëw dañuy def bukkut léegi su ko defee nag parent bu ci nekk da ngay préparer sa doom moo xam mag wala xale bu ndaw ku ci tombal rek non amul âge tey duñu ràññee ku am ak ku ñàkk dañuy boole ñëpp xale bu ndaw ba ci mag ñu boole ñëpp bu fekkee ni da nga maanaam jotoon nañ la xarafal et que yow da nga dem ba màgg mais jotoo woon fekkee am bukkut donc fu mu ti nekk ci àdduna da ngay ñëw ñu boole la ci donc ñu dajale mais est-ce que ay doomu joolaa rek ñoo ci bokk waaw ay doomu joolaa rek ñoo ci bokk mais nag ñoo di soose yi am nañ tamit seen bukkut mais ñoom defe naa ñoom duñ ko wooy bukkut leneen lañ koy wooy ñoom nag seen bos par contre dafa différent ak bu joolaay parce que ñoom seen bos mun na am at bu jot mais bu joolaay nag moom bukkut bi est-ce que rue boobu may dégg koñ boobu may dégg Ziguinchor mu tudd bukkut dafa am lien ak lii pratique bi wala non non amul lien ak pratique bi parce que da ngay gis ni pratique bi lee ñëpp a koy def ñëpp a koy def ci Casamance village bu mu ci doon tellement buñ koy def par exemple bu fekkee ni da nga dëkk Almadi et que Yoff moo gën a jege Almadi buñ koy koy def Almadi dañuy jël xale yi nekk Almadi ñu tànn ñu ni suba dañoo war a dem maanaam Kals moo dëkk Yoff dañuy dem kër Kals fekk ji foofu léegi ñëpp dañuy dem suba daje ji kër Kals bu ñu demee ñi léegi nag xale yi nga xamante ni dañoo réere woon ak seeni waajur wala xamuñu seen arbre généalogique da leen di permettre ku nekk xam diw mooy sama nijaay diw mooy sama maam léegi laa bokk ak moom li fa la delloo la ci sa cosaan waaw dañ lay delloo ci sa cosaan nekk joolaa te doo jaar ci loolu tamit bon am na ñu nga xamante ne dañ koy def mais c'est pas recommandé parce que bu fekkee da nga nekk joolaa te jaaroo ci bukkut ñoom considéré wuñ la comme day xaw a des waaw donc même su fekkee ni jot nga jaar néegu góor takk jabar takk lépp boo ñëwoon tey ji Casamance ak say doom ñoom duñ la reconnaître. ñu ngi mel ni nga ni séeréer nga te doo lekk cere. merci toi tu as tout compris léegi bu yaa ngi tendance Cheikh Faye bàyyi tooñ séeréer Faye biram penn waagaan te du lekk cere kat. dugg waagaan donc Kals mu nekk tradition bu riche bu am solo waaye tamit bu am bu joolaay ñoŋal lool. man mii ñu ngi ma gisee nii bukkut fonk naa ko trop. donc tey ji bu fekkee dañuy defaat bukkut Casamance. man xam naa damay daal di dem. yóbbaale la mais Kals ci loolu. xam nga lañ naan tungu ne du teew ñu nataal. am na ci def nañ ci benn reportage bu nga xamante ni man personnellement man maa ko def. waxtaan ci ak ñi nga xamante ni joolaa lañ et que dund nañ ko parce que nettali moom ci gémminu borom la dàkkee donc bu noppee rek ñu daal di teew. joolaa nga waaye li ngay wax ci olof neex na de nettali moom ci gémmin la dàkkee wax nga sànq tamit ne tungu ne du teew ñuy nataal. te yooyu yëpp ay wolof la loolu moom jegewul dara ay joolaa kon ñu dem ñëwaat. ayca. ab tradition la bu ethnie Joola di amal mu nekk ab symbole bu am solo lool bukkut di ab cérémonie d'initiation buy tax ba xale góor yi mun a jàll ci adolescence dem ci adulte. bukkut boo ko déggee en fait lël boo xam ne milieu Joola yi ak soose yi ñoo koy def en général. c'est juste pour xam góor dëgg ñun bañ ko daan nettalee dañ daan wax. góor boo matee góor bay takk jabar boo dugul bukkut doo mun a takk jabar loolu tax il faut nga dugg bukkut boo génnee ñu door la may jabar. man mun naa wax civilisation bi moo changé tuuti parce que loolu bu njëkk ba kenn ñemewu ko woon ñun bañ koy nettali sama tonton yi dañ ne ñoom ba ñuy takk jabar dañu duggoon bukkut ba pare door la may jabar
mais loolu kenn ñemewu ko bon xëy na nu ñuy gën di dem loolu tam mu am mais je crois pas loolu mu nekk loo xam ne léegi gars yi di ko tere. mu ko concevoir parce que bu njëkk ba pour nga takk jabar il faut nga dugg la. boo am fukki at ak juróom ba ñaar fukki at après nga waajal maanaam dëkk bi yëpp ñooy waajal seen doom yi déwén bu sobee dañuy daaneel leen ñu waajal ko bu ñu ko waajal ba waxtu bi jot nag xale yi yëpp nañu boole kër chef de quartier bi la ñuy dajale xale yi yëpp ñëpp fa la ñu nekk. jëkk festivité yi lee daam na am lu toll ci ñaar jàpp juróom benn weer léeg-léeg saay sax mu dem ba at ci yenn ci ay village mu doon nag lu amatul jamono yi lee. date bi c'est pas n'importe dañuy ñëw rek jàpp date bi loolu saa ci village bi ñooy xool période bi pour ñu mun a wax la parce que mun nañ toog ba ren ñu ne la dans 5 ans lañ koy def wala dans 10 ans date bi doo tëb rek def ko non kenn du ko def noonu ñoom saa yi ñooy toog même di nga gis benn saa waxu date bi dans 10 ans moom sax du ko fekkee. daanaka bukut moo di ciment wu culture Joola ab pratique bu particulière ci ay rites initiatiques yu mu amal loole nag moo waral ba bu ñuy génn ci boobu lelal yi lépp initié dañ leen di amal ay fête yu am solo. papa dina ko reyal nag yaay ji na ko reyal ay xar pare doo ko yóbbu te àll bi fa nekkee du ñu lekk boo xamante bu bon ay yàpp la ñuy dundee foofu ay yàpp nga ñuy dundale boo ñu xam te léegi par nañu ñëw nañu boo xam te léegi dañuy war a simmi dañ leen di feetal yére bu gën a seet jëndal ko defal ko lépp ñi foo ñu feccal sa doom yi woyal ko di tagg sa maam yi taggal ko maamam yi ne góor ni lay mel aada ci la yo ajo la tamoon kat yo mu mel ni baax yi ñu nemmeeku ci boobule cérémonie d'initiation mëne su ko jeexal loole nag moo waral ba yileb Joola di ñaax askanu Sénégal ku ci nekk ci ethnie ba ngay yeewoo nga gën koo ñoŋal ngir aada ak cosaan bañ a dañ ci même réew. voilà Kals mu doon reportage bi nga xamante ni man personnellement def naa ko ci Bukut parce que li nga xamante ni rek ñoom fekkee nañ ko même su fekkee ne ñun ñu ngi fii ñoom à chaque fois dañ koy fekkee et puis ñu nekk tamit ay mag kilifa donc da ciy baax leelu saa yi nga doxantu ba ci ñoom daal di leen tàllal sa micro nank ñu daal lay wax la nga xamante ni doon nañ ko ca la nga xamante ni tamit yow ëmp na la parce que tamit loo munti def ay recherche ka fekkee moom moo la gën a xam mbir ma la muy saf te aada cosaan moom noonu la waaw aada cosaan ñoo lay nettali ñi fekkee ñoo lay nettali donc ni nga ko déggee léegi ci reportage bi gis nga ne am na solo dikkaat nañu ci événement bi nu muy demee nee na xale yëpp dañuy regroupé wu ci buntu kër chef de quartier ba léegi nag su ko defee nag sage yi ñëw jël si leen ànd ak ñoom dem fay mooy li ma la wax rek dem ci ay village voisins def ay visite affaire ak yooyu xale yi ku ci nekk xam sa waasu après bu ñu paree nag ñu doog a dugg ak ñoom ci bois sacré bi waaye nag bu ñu dugg ci bois sacré bi benn jigéen amul droit gis leen laataa loolu nag dañ leen di yóbbu ñoom ñëpp ci seen benn boobab wat leen ñoom ñëpp bu ñu leen di wat nag kalse dañ leen di jàngal lan mooy bokk dañ leen di jàngal tamit lan mooy dimbali saa su ne sa prochain parce que foofu ñu ngi leen di jàngal ni fu mu ne nii yéen ñëpp yéen a bokk ndey ak baay peu importe ndax kii am na alal wala ndax kii ñàkk na mais ku ci nekk tey jii ca la nga am dañ ci dimbali sa morom dañ lay wax tamit ni la amuloo droit tey jii def lu ñaaw ci sa nawle parce que jamono ji yéen ñaar yéen a partagé li nga xamante ni moo di bi lépp cérémonie moo kon Bukut ak lël lan mooy différence wala benn la c'est-à-dire lël olof di ko waxee lël waaw xam nga olof day wax lël maanaam nga xarafal nit après mu dugg lël mais nag Bukut même su fekkee ne xarafal nañ la bu yàgg terewul bu jotee dañ ci parce que tant que bokkoo ci rek dañuy jàpp ne yow sa ngóore des na et que kenn du la reconnaître mooy li ma waxoon sànq góor tigi waaw kay góor tigi ni koy xàmmee ci nga jaat ci Bukut mais également mu am benn lu am solo c'est-à-dire dañ koy àndal day ànd ak ay fecc ak ay woy rythme bi waaw rythme bi day neex et puis nit ñi dañuy solu tàmm nañ ci nag ay couleurs yu xonk parce que dañuy wax ni loolu mooy leen di protéger loolu tey ji couleur rouge couleur jinne la couleur rap la donc da leen di aar bu baax a baax également ñi nga xam dañuy fecc dañuy faral di teg seen kaw bopp ay corne de taureau affaire ak yooyu noonu donc ay seetu yëpp dañ koy def seen yëre yi takk tamit seen ay téere ba mu fees ak culture Joola ni mu riche jigéen tamit ku ci nekk caq boo munti takk moom xeeb nga ko dangay gis ñoo xamante ni moom dañ koy préparer lépp lu ñu am dañ koy jëlee ay caq donc génne ko takk ba fees c'est un événement qui se prépare donc tey ji li muy nga gisee ni muy génnee xaalis bu bëri sa li muy laajee moyen moo tax kenn du ko mën a def tout le temps donc nii dañ koy préparer également dëkk ba ñi fay jaay dañ ciy gis seen bopp bu baax a baax moo xam ngay jaay sa rabal wala ngay jaay ay càkk peme wala lu mu muti doon nit ki dañuy gis seen bopp parce que ñëpp dañuy ñëw di jënd ay sër di ko teralee sage yi wala di ko solo seen doom yi ay càkk tamit di ko takk seen yaram ba mu fees donc mu nekk li nga xamante ni bu jotee ci dëkk ba ku nekk dañ ciy gis sa bopp xale dañ ciy gis seen bopp parce que dinañ ci jàng xam-xam
dinañ ci jàng tamit lu nga xamante ne umpale woon nañ ko ak ñoom waaye tamit ñiy jaay dinañ ci gis seen bopp bu baax a baax. am na solo donc loolu nañu ci bàyyi xel tey moom li nga andi. wax dëgg yàlla Badji ba seen intéressant na lool maa ngi ci jot ay message yu bëri. boori Ziguinchor ak nit ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu di ñu bàyyi xel. et puis pratique la boo xam ne képp kuy joolaa boo ko tuddee rek xelam da ciy dem. ndax boo ko fekkeewul tamit dégg nga ñu koy waxtaane et loolu c'est tellement important mën ngeen a retrouver reportage bi ak liñ ci waxtaan yépp ci suñu plateforme yi rawatina suñu page Facebook bi nga xam ne moom mooy bu King FM ñu continuer ak yow ba tey ginnaaw découverte bi ak reportage bi nga ci def ba tey ci wàllu actualité culturelle dafa mel ni andil nga ñu dara ci Stéphane Kabou. waa ci loolee Stéphane Kabou moom dafa daal di génne li nga xamante ni moo di album bu bees waaye nag ci teewaayu kii di Modou Sow la doom amale jana ko taskatu xabaar yi ñu daal di koy teewlu. benn point la buy relier benn point A à un point B juste pour montrer que album bi ñëpp ñu doon xaar damay jëlee en fait li fi nekk point A yóbbu ko benn point B andi différence sur tous les plans que ce soit les vidéos que ce soit la manière même de communiquer que ce soit la manière de faire les sons et tout ça loolu la shift di signifier en fait. voilà doon mu doonoon li nga ki nga xamante ni moo di Stéphane Kabou moom nag dafa génne ab album bu bees film belgeo-sénégalais bi di Samarak bu Lionel Cross dañ ko programmé ca Ramadan Festival bu tournée en Belgique bu benn tournoi en Belgique plutôt bi lépp film nag dafay raconter histoire de Daouda di benn talibé bi nga xamante ni mu amoon chance trop sëriñam da ko doon maltraité ak yu ni mel mu daal di nag daje ak benn xale bi nga xamante ni rek daf ko takkanteeg moom xarit daal di koy présenté benn sorcier donc nag sorcier boobu nag daal di koy dimbali ba ñoom ñaar nag ku ci nekk daal di retrouver wu ci sa morom ku nekk amam daal di dugg ci keneen ki donc mu nekk histoire bu am solo bi nga xamante ni avant première ba dinañ ko am très bientôt fii ci Grand Théâtre bu Dakar ñu tuddee ko jamono ji le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose mu nekk ab projet bu am solo. Boubacar Boris Diop lauréat prix ressources sunu net pour ses travaux et contributions au service de l'humain félicitations à lui moom nag suñu mbokk journaliste la donc ñi ngi koy ndokkale bu baax a baax te di ko ñaanal bon vent. Speak Lee di président bu 73e festival de Cannes ñu prévoir ko nag 12 au 23 mars 2020 mu nekk une bonne nouvelle saluée par plusieurs cinéastes. Speak Lee nag di ab grand réalisateur afro-américain qui a un rapport fort à la question raciale et à la diversité raciale. Rappelez également qu'il est le premier noir à présider le jury du festival de Cannes donc moom mooy doon premier noir bi nga xamante ni rek dina mës a présider li nga xamante ni moo di festival de Cannes mu nekk festival bu am solo ndax tout récemment rek am na ndaw sénégalais bi nga xamante ni jot na fa am ab raye bu am solo mu rek Mati. Rencontrer mon père du cinéaste Alassane Diago est en compétition dans les catégories meilleur film documentaire et meilleur scénario original de la 45e cérémonie des Césars du cinéma français. loolu nag mu ngi am ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février prochain foofee ca Paris lay doon. Abdou Guité Seck nag ci wàllu actualité musicale dafa génne ab album bu bees daal di koy tuddee coup d'état mu nekk ab album de 11 titres mu génne ko nag 1er janvier donc album la bu am solo. Je pense que Kalz est-ce que jot nga découvrir Abdou Guité bi la ci album bi nga xamante ni mu ngi ko tuddee coup d'état. déglu naa ko. c'est un bon album. En plus xam nga Abdou Guité. ndaanaan la. coup d'état j'ai vu qu'il a repris même quelques titres yoo xam ne yàgg nañ ko fàttaliku. et puis voilà ñu ngi koy féliciter. su ma juumul dinañ ko fi dalal sax yàggul dara. waaw dinañ ko fi dalal tout récemment tamit cool dalaloon na ko fii ci langue gi. donc mu jaar fii moom it daal di ñu présenter album bi mu nekk album bu am solo. mais ndaanaan bu mag ba pare ay wayam dafa riche. waaw ay wayam dafa riche xaati moom macha allah. dafa mën a way. dafa mën a way lool. li tax mu tuddee ko coup d'état laa bëgg a xam. waaw loolu suñ ko invité na dañ ko ci war a laaj dara. li tax mu tuddee ko coup d'état nee na lii moo tax mu tuddee ko coup d'état déglul. ok. voilà yaakaar bi mu amoon ci moom nag. mu mujjee koo wor. loolu de coup d'état jaar ci suuf daal di yóbboon mi ngi mel ni rek ma ànd ak Cheikh Faye mi yónni ko ci Yacine ne ko dama ko bëgg a takk. jox ko li ma amoon yëpp ne ko demal ko ñoom Yacine. mu dem takkal ko boppam. waaye léegi bul jël exemple ci Yacine day jël exemple ci man. damay fiir dëgg te kii bu ma ko takkee moom xam naa ni
sëy bi dina neex waaye dinañ xuloo rek. da lay dóor sax nag. ba ma tëdd ci suuf am na fit boobu Yacine. am na fit bu mel noonu. am na solo ba tey ci wàllub actualité Vieux Ndiaye oh là là dafa génne ab album bii nag daanaka mooy album bu jiitu album bi nag huit titres la. donc oh là là fu ma mujjee problème oh là là bi moom ak Abiba. moom mu yóbbu oh là là ak am fu la da ko yóbbu tribunal ni ko delloo ma sama oh là là. jox na ko oh là là. delloo na ko ci kanamu juge ba. ci kanamu juge ba non Vieux Ndiaye dafa am fu la mais nag actualité musique bi dañ koy jeexale ak El Hadj Keita. boo jëlee sama oh là là dama lay yóbbu police de ñëwal pen de baal ma. actualité musique bi dañ koy jeexale ak El Hadj Keita Kalz El Hadj Keita nag daf fi def lu nga xamante ni. El Hadj Keita daal man daal doy na waar. dafa innové génne fi Bin Fall. def ko ay challenge. Bin Fall bi dox. mu génne ci single. ki ñuy andil ndekk li fii war ngeen ko wax poobar bi na ko waaji ak jumbo bi Bim Fall bi ci kër gi ñun bi ñuy jox ndekki am nañ fi Bim Fall de. kan mooy Bim Fall bi kan. ñu ngi jëndal ndekki te saane di fa dem Yacine wax ko poobar bi bu mu ñu jege. ak mayonnaise bi ak mayonnaise bi garaawul mu taw xawar a tax yooyu. nee na ko Bim Fall tuuti piment. non El Hadj Keita dafa yebaate donc El Hadj Keita il devait être même avec nous ce matin. mais xam nga xel yee fàttu mais dina fi ñëw incha allah. non dina fi ñëw moom. il faut que mu ñëw wax ñu. fu Bim Fall ne. fu Bim Fall ne ak kii bu ñëw tamit nañu indaale ndekk ci Bim Fall yi. Bim Fall damaa bëggoon ñu dem fa 9-11 fa rek. ndax nee na fiirix. waaw yow El Hadj Keita waxul fiirix daf ñu fiirix. xam nga yow xale bi da ngaa xew fan yii maa ngi la gis ni ngay Bim Fallee ci statut. non parce que El Hadj Keita daf may dajji. dagg extrait andi ko fii yow naa la ni ngay Bim Fallee mais neex na ma tamit. neex na la waaw trop. yow loo bëgg rek dama ciy daw. kon jeex na sama xel. alors son bi mi ngi cartonné ah. mu ngi cartonné parce que tamit challenge yi ñoo ko may doole. donc mun naa ne instant bi moom moo fi nekk it sax parce que vidéo bi ba mu ko defee yàggul ba pare mu def ko tournage bu simple. ñu gis ki tamit participation ku mel ni Viviane Chidid ak tamit ku mel ni Tunkara donc ñu daal di ci participer mu def ko clip bu simple dem Soumbédioune wane jigéen ñi ni ñuy yeewoo le matin dem uti ji ay jën également di ci góorgóor di daan seen doole donc nag clip bi même su fekkee ni dafa xaw a reetaanlu nekk na tam way bu nga xamante ne am na sens à mon avis parce que mu ngi promouvoir jigéen yi nga xamante ne yeewu fajar yàq seen nelaw dem di daan seen doole pour uti li nga xamante ne ñu ngi koy jox xale yi donc c'est important. et puis image bi ñu wane Soumbédioune ak yooyu day jaay aussi destination bu Sénégal day jaay destination bu Sénégal bu baax a baax ak moom tamit ni mu ci yeewoo suba teel si nii moom dafa yeewu te café ak naan doy ko waaw mu dem man El Hadj ma xam ni ni yeewul loolu yeewu sol daal dem yoonam El Hadj daal dem yoonam. bàyyi ba mu ñëw fi. ba pare Viviane tamit ci clip bi mu ngi lekk firiir naan ko firiir bi saf na. temps yi man firiir laa jël. yow tamit yaa ngi ci Bim Fall. firiir de laa jël moom laa bëgg fan yi di ko añi di ko reere di ko mais muñ ñuy déglu El Hadj Keita donc il faut nga indi ñu ci firiir. firiir bi. firiir bu Bim Fall. ñu daal di ci ñam. merci beaucoup Penda donc loolu nga ñu andiloon ci El Hadj Keita. waa ci actualité bi. loolu la woon en gros léegi dañ koy jeexale rek ak agenda vite fait parce que temps bi xoj nañu. donc exposition les voies du fleuve mu nekk ab parcours immersif. qui permet aux jeunes visiteurs d'aller à l'encontre du fleuve Sénégal depuis sa naissance dans le Fouta Djallon jusqu'à son arrivée dans l'océan à Saint-Louis. rappelons que exposition bi nag démarré woon na fanweeri fan ci weeru novembre atum 2019 dina jeex nag fanweeri fan ci weeru janvier bi ñu nekk ma ngay xewee foofee ca Kër Imagination nekk file ci Yoff. Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine dafa organisé nekk 18 juin 2019 après grande exposition itinérante dans 6 pays d'Afrique. Prête-moi ton rêve loolu nag mu ngi xewee ca musée des civilisations noires file ci Dakar dina jeex nag 28 janvier atub 2020 donc Lisa nuyu naa la mu ngi nii di ma nuyu. École des Sables di organiser ab stage de danse pour
amateur le week-end du 8 au 9 février 2020 ab stage qui sera animé par Saki Thiébé nag ab ivoirien la bu nga xamante ni moom diplômé d'État et professeur de danse foofee ca Côte d'Ivoire. Vendredi bi ñu nekk nag yemoo ko 24 janvier Kals dafa am ab pièce théâtrale bu tudd le débat donc le débat foo dina am ci théâtre de verdure fii ci Dakar mu nekk ab pièce bu yees bi nga xamante ni rek dina mettre en évidence avec humour les contradictions de notre société ci loolu nag kii di Aminata Ba demoon na teewee ci seen pré-pétition ñu teewlu ci reportage. Ils expliquent ce qui est réellement la polygamie. Ça les prépare psychologiquement à accepter nos conditions. Et c'est ça qui compte, être bien informé. Oui, merci beaucoup, monsieur Diallo. Jouer ay sketch, projeté ay film ba ci jàllale ay micro-trottoir le 6 acteurs yu BRR production doon répété durub benn waxtu ak genn wàll Billy ak Léa bokk ci acteurs yi duñu gën a xamal ak li ñuy waajal. mooy benn pièce de théâtre boo xamante ni création bi benn maison de production bu tudd Breu Production ñoom ñooy def création bi mu nekk loo xamante ni bon depuis 3 mois ñu ngi fii di ko liggéey mu nekk spectacle boo xam dafay durer 1h30 war a am le 24 janvier di vendredi prochain war a am aussi CCF mooy centre culturel français foofu lañ ko war a jouer. le débat nag dem la boo xamante ne ñëpp la concerné maanaam société bi ñëpp la concerné ndax li si ëpp ñu ngi siy débat si li nga xamante ne mooy diggante góor ak jigéen ak polygamie ak monogamie waaw comme ni nga ko gisee. seen spectacle bi ñu duppee le débat polygamie di thème bi ci gën a fës Bérangère Brooks di metteur en scène bi. alors en fait c'est une commande au début moi ça fait longtemps que je fais. pièce bii ngeen di gis muy le débat te ñu accès ko ci wàllum polygamie mbir la moo xamante ni dañ ma ko commandé maanaam daal dañ ma ko sant ngir ma def ko ñoo xamante ne gis nañ sama liggéey man tamit ma yàgg Sénégal doon def ci même Sénégal tamit relation yi nga xamante ne am na ko ak yeneen dëkk yi nekk ci monde bi yëpp ci lañ ma gisee nee naa joué ci loolu man tam ma wut sama ay personnage ñëw ñu liggéey ci commencement bi nag jafe woon na waaye mujj gi daal mujj nañ ko def ci jàmm ci biir pièce bi nag ñoo ngi wax ci wàllum communauté sénégalaise bi ni ñuy dundee surtout tamit ci wàllum polygamie. waa BRR production ci 24 janvier 2020 bi ñu dëgmal ca centre culturel français ñu nar fa amal spectacle tax ñuy woo askan wi ñu ñëw xool dëgg-dëgg li tax ñuy wax théâtre. dégg naa ji sa waa ji ci reportage bi Billy. waaw Billy donc moom mu ngi nekk Pod et Marichou donc moom nag à chaque fois Billy da nga ko war a invité fii nag moo xoj ko. non day ñëw. ni muy def gars yi buy ñëw dugg ci studio bi ma taxaw nii. mu lay déglu de est-ce que xam nga Billy day yeewu chaque matin di déglu 9-11. andi ko su paree dagg ci ay extrait def ko set. man àlleen ma ay yére yu ñuul rek ma taxaw buy dugg ci ma koy xoj. day ñëw naan la non mais c'est-à-dire ba pare woo ñoom Cheikh Sa. xam nga suy wax day jël temps am. waaw ay ñëw naan la non mais Kals pour waxee noonu. invité ma ko ñu koy xaar na ñëw ñu waxtaan. voilà donc mu nekk lu am solo tey na am tey ci centre culturel français donc ñëpp mën nañ dem seetaan ko gis beneen facette Billy ak ñamu ca àndal Dakar Music Expo 2020 première édition du 28 janvier au 2 février prochain ci Dakar capitale sénégalaise bi nag di dalal bi le festival Dakar Music Expo di dajale artistes yu bëri yi nga xamante ne rek fës nañu ci àdduna wërngal képp donc ki atub ren nag daal di koy parrainé ki nga xamante ni moo di Youssou Ndour di star planétaire bi nekk Sénégal benn star planétaire la am Youssou Ndour ak Angélique Kidjo ca bene donc Dakar Musique boo wàccee nga jaar ci Maodo. kontaan naa ci loolu arrêté bu tax duma concentré wu donc Dakar Musique compte offrir à son public élection Miss Sénégal CAS 2020 ëllëg ci samedi bi yem ak 25 janvier lay am foofee ca Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose bu Dakar donc nit ñi mën nañ dem seetaan ko xool kan lañ fal Miss Sénégal édition 2020 première édition du Festival international de Sédhiou dina am itam 7 au 9 février prochain dans la capitale de Pakao festival bi nag ñi ko organisé di conseil municipal bu Sédhiou en partenariat avec les ministres de la culture et du tourisme CAS nag agenda bi dañ koy jeexale ak concert exceptionnel bu Youssou Ndour ca Bamako donc loolee dina xew 21 février 2020 ci stade Omnisport Modibo Keïta donc le 19 février 2020 itam dina fa amal ab dîner de gala bu am solo li moo fi gënoon fës nag ci actualité ak it agenda culturel. Cheikh Faye ñi nga fi wax ñëpp génnewul seen photo nga tudd la star planétaire Youssou Ndour ak événement mu génne photo bi. jaaral ci Maodo boo paree boole naa leen. xam naa li nga waxee boole nga ma ak moom da cee bëggoon am kii xamoo ko sax ni mu mel. boole naa leen ak Maodo woo yónnee naa ko message nii. waaw mën ngeen faa jaar. mais moom mii sax dañ koy waaj a invité moom Cheikh Faye il faut ñu invité ko ci plateau mu ñuy wax ñu luy pergal mbocco rek. waaw wax nga dëgg yow. dañ koy invité. Pape Cheikh mën na la kaa firil bàyyil ba nga woo El Hadj Baye Cheikh mu waxal la ko
moom mën na laa tekki lépp. Cheikh fan yi dafa nekk ci yeneen projet fàtte na son boobu tuuti. déedéet kay. si mi ngi waajal album. loolu yaa kan mooy produire. maa ngi nii producteur. léegi man boole leen ma ci communication bi. amul benn problème yow tamit yow lu ma nekk yaa nga ca. ñu ci génnee kay xam nañ seen bopp. jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin li Fafa Gueye naan tu es sauvé. voilà tu n'es pas un Togolais tu es un Sénégalais. pire Sénégalais Fafa Gueye maa ngi koy nuyu bu baax. voilà léegi kon mbir yi dafa jeex. jeex na tàkk Kals donc kontaan naa. jano ak yow. di nuyu ñëpp ñi ci jàppoon ba mu yemb. ndeysaan xale yi ci reportage bi di nuyu tamit Lisa Georgia mi doog a yegsi. ñu ngi nii suñu coordonnatrice. ndeysaan moom réew mee ko bëgg Lisa. non yegsi na sànq kon maa ko gisul woon. donc Georgia maa ngi lay nuyu. di nuyu ñëpp nag di sant ñëpp également ci liggéey bu rafet bi. léegi lay doog a yegsi déggal nu muy nuyoo bi xam nga tamit. bonjour moom bu ñëwee lu ñu neex la ñuy wax ci antenne bi parce que responsabilité bi après. waaw ñu ne Lisa ngi fi woon rek. donc Kals juma mubarak à toutes et à tous. te di leen jox dig daje ba vendredi prochain. mais yaa ngi ñëw ci